aywa mbégteeg ca waxta lay àndal di feggoog yéen ci xibaaru bés bi dal leen ak jàmm li ciy gën a fës bokk na ci ñaari frère yu dawee woon àjjuma juróom-ñetti fan ci weeru avril ca commissariat bu Zac Mbao rakk ja di Aliou D jàppaat nañu ko tëj ci kaso gi li ñuy wax bokk na ci rek mbirum li nga xamante ni moo di grève ba ñuy yëngu ci wàllu moo wér gu yaram gannaaw sage femme yi pharmacien ya ñoo leen daal di feelu ci mbirum rek banque seeni bi yoxoo lu waral li ni mel dinañ leen ko xamal ca na mu gën a yaatoo libération daal dinay xëy rek xam le ni ab avocat ak benn maire bu ñu fal ci bannière Yewwi Askan Wi la procureur daal di rek atte ci yoon dal di leen di teg loxo ngir mbirum sàcc gu ñu xayma ci 3 milliards suñuy koppar ya nga xamante ne ni dañu ko dal di njuuj njaaj procureur daal dinay sàkku rek daan gi ci député yi la di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ak Sadio Dansokho njiital conseil départemental bu Saraya ci mbirum trafic passeport diplomatique yi coordination communale APR Médina daal dinay rafetlu retrouvailles yu am ci diggante Bamba Fall ak kooke di Cheikh Ba si lu ñeel parrainage yi ñoom ñooñee lañ sa jot a dox ci jéego lépp dinañ leen ko tënkal ñetti weer des ci élection législative yi ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atub 2022 waa PDS nag ñoo nga tàmbale liggéey wa ngir am ca ndam naka noonee papu soppi bi di maître Abdoulaye Wade daal dinay installé ba noppi directoire nationalu campagne maire Yoff di Seydina Issa Laye Samb mi nga woon ni ki démb ci alxames gi ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril atub 2022 ca palais de la république lan moo fa waraloon ay tànkam li ni mel laaj bu ñu samp la gannaaw ba ku nekk di yee di yàbbi ci demam ba foofee ci diwaanu palais li ni mel tax ku yor kàddoom daal di cay indi ay leeral am rek kàddu ya nga xamante ne nii daal dina ko cay xamle ci lu waroon loon ay tànk Seydina Issa Laye Samb ca diwaanu palais de la république maire Ndakaaru di Barthélémy Diaz xamle na bu yàggul dara ne fal na si cabinet ex capitaine gendarmerie bi lee di Seydina Oumar Touré ak leaderu France dégage bi lee di Guy Marius Sagna mun nañu ne nag xalam demoon na bay neex bu mba dog xibaar bu tàbbi neexul benn yoon ci Guy Marius Sagna ak kile di capitaine Touré ana kan moo filmé ba noppi biral benn partie wu confrontation bi ci bureau doyen des juges ci diggante Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye laaj bu ñu samp la li ni mel jur na beneen mbir ci mbirum rek Ousmane Sonko beeg kile di Adji Sarr plainte daal dina cay juddu waaye it doyen des juges maire ba futu la def ci la nga xamante ne ni daal dinay am àllarba ñaar fukki fan ci weeru avril Halima Gadji alias Mariam Dial ci série bi la di maîtresse d'un homme marié mel na ni daal moom moomee nekk jamono ji ca diwaanu Côte d'Ivoire feebaru boppam ba mu doon wax daf ko daanewaat ci ab live bu mu doon def ci page Instagram am ak kaddu ya nga xamante ne nii daal dina ko fa doon yëkkati doon luy firndeel ne moom moomee bopp bi newul plek ci jamono joojee loolee yëpp bu yembee dañ ci toftal xibaaru tàggat yaram gu ñu koy ndar keppe mbokk yi li moo fi gënoon a fës ci lu ñeel tënki bu ngeen taaxirloo rek nees tuut gannaaw bàkk bi ma daal di ñëwaat fekk go waat ak yéen si lu ñeel faram fàcc wi. mu ngoog salaamaaleykum nuyu naa leen bu baax a baax yéen ñu ñuy teewlu waxtu wi temb ci Seneweb TV na ma leen ko diggee rek laa koy dal di defee daal di nañuy saisirati drogue ay éléments yu brigade régionale des stupéfiants bu Thiès démantelé nañu ab réseau buy trafiqué yamba ca diwaanu Ngaye Mékhé ndaw ba commissaire Bassirou Ndiaye nag ndërmel nañu ñaari dealer yu yor 7,3 kilos yamba bu ñu sukkandikoo ci suñu ay source ba mu yëgee jëfanu nag trafiquant yooyee commissaire Ndiaye dafa yebal benn équipe ca village boobee wa ila ca diwaanu Ngaye Mékhé nekkee ca département bu Tivaouane naka noonee la ñu daggee loxo ki nga xamante ne ni moo di Itouré ay atam toll si 42 ak P Ndiaye ay atam toll si 43 laata ñuy saisir 7,3 kilos yamba ak benn arsenal trafic ñaari dealer ya ñu teg loxo nag jébbal nañu leen procureur ni ki démb ci alxames gi. ñaari frère ñoo dawoon ajjuma juróom-ñetti fan ci weeru avril ca commissariat bu Zac Mbao kenn ki nag di rakk ji Aliou D jàppaat nañu ko bu ñu sukkandikoo ci libération bu biral xibaar bi collaboration papa jeek kile di police gi moom moo tax ñu tegaat ko loxo ñoom ñaar nag ñoo ngi leen tegoon loxo ba noppi placé leen en garde à vue ngir trafic yamba coups et blessures volontaires mu xamaloon ne nag ci douche la jëm moom moomee di mag ja di Souleymane D noonee la rëccee daw ba tey ji lee gisaatuñu ko ñaari rëcc yooyee sabab na sax sooxe ca commissariat bu Zac Mbao Aliou D
Kandé mu ñu tegaat loxo nag war na tax ñu xam nañu lalee seen pexe googee ba rëcc ba xam ndax dafa am ku leen ca dimbale am déet. Mouhamadou Moustapha Diallo di jaaykatu këriñ tribunalu grande instance bu Kolda daan na ko ñaari atub kaso bokk ci juróom-benn weer lëmb moom nag dañu ko reconnaître coupable ci wàllum yor arme illégalement gannaaw loolee ñoo ngi koy toppee it délit wu violation de domicile ak menace de mort jëmale ci Ibrahima Kandé mbir yi ni mel nag moo tax ñu teg ko loxo ba noppi moom moomee di jaaykatu këriñ defeere ko parquet ca kanam àttekat ba Mouhamadou Moustapha Diallo am soxna ak ñeenti doom reconnaître nañu ko coupable daal di koy tëj ràpp ci kaso gi. pharmacie yi tëj nañu tey ci àjjuma ji dalee ko juróom-ñetti waxtu ci suba ba rek ñetti waxtu ci bëccëg décision bi lee mi ngi bàyyeekoo ci syndicat wu pharmacien privé yu ci Sénégal ñoom nag dañu rek banque seen bi yoxoo ngir soutenir seen naataango bi lee di docteur Aïcha Goudiam Mbodj di ku moom grande pharmacie dakaroise jëwrin nag bu ñu dénk wàllum wér-gu-yaram ak action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr génnee na ab arrêté retiré le docteur Aïcha autorisation exploité office am ñenn ñi nag gis si ne daal jëwriñ bi dafa faral Aminata Gassama soxna bu ancien ministre bi lee di Abdoulaye Baldé bu joteek Aïcha Goudiam Mbodj ci mbirum daal occupation site bu nekk ca rek rez-de-chaussée wu immeuble hôtel de l'Indépendance. Libération daal dinay xëy xam le ni ab avocat ak benn maire bu ñu fal ci bannière Yewwi Askan Wi procureur de la République jublu na ci seen mbirum sàccub 3 milliards ci suñuy koppar nag la ñu leen lim tax daal waa dikk teg loxo Oumar Sow PDG wu Odis groupe international Oumar Sow moomee mbirum détournement la ñu ko tuumal ak ku ñuy wax Mansour Bouna Ndiaye mu dal di daw bu ñu sukkandikoo ci journal bi ñoom ñaar ñooñee encaissé nañu atub 2021 3 milliards si suñuy koppar si ñu rek diggoon ni dañu leen di wuutal ay terrain ci centre ville bi naka noonu la ñu defaree ay kayit yu baaxul di si roy signature directeur général impôts et domaines Bassirou Samba Niass ak directeur des domaines di Mame Boye Diao benn pàcc nag ca koppar ga ñu jot a njuuj njaaj yemoo ko 300 millions mi ngi jaar ci ay yoxo avocat bu ñu fal maire ci bannière Yewwi Askan Wi. Procureur daal dinay sàkku ci député yi la di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ak kile di Sadio Dansokho njiital conseil départemental bu Saraya ñaari atub kaso bokk ci ñetti weer lëmb bu dee El Hadji Condé soo méttiwulee dina tëdd ñaari at ci kaso gi ñoom nag ñoo ngi leen di toppee tentative de trafic de migrants faux et usage de faux ak association de malfaiteurs parquet bi nag nee na leen ay député faussaire ngeen ay député escroc da ngeen a ñi gaañ république bi ndax au lieu que rek ngeen jëriñ ñu da ngeen a jëfandikoo privilège bi lee ngir daal dóor ay doomi aadama bu njëkk dañoo weddi woon la ñu leen di tuumal El Hadji Condé moom nangu na ne encaissé na rek ay koppar ngir tukkiloo plaignant yi ca diwaanu Europe naka noonu la ne confectionné na sax yenn document administratif si ndimbalub député yooyee gannaaw loolee nag la ñu sàkku bàyyim ndëgganeeku waaye tribunal daf leen ko gàntal fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai la ñu cay àdduwaat. Coordination communale APR Médina daal dinay rafetlu retrouvailles yu am ci diggante Bamba Fall kile di Cheikh Ba bu weesoo parrainage yu commune bu Bamba Fall gile jëbbal délégué régional bi ndaje googee daal dinay placé Médina ci ay centaine signature ci objectif fukki junneek juróom-ñaari parrain si noonu nag gannaaw ba ñu rafetlu retrouvaille bu am ci diggante Bamba Fall ak kile di Cheikh Ba ñoom ñoo ngi woo leader yi ngir daal ñu dajaloo waat ngir ndamu ba camp présidentiel bi ci élection législative yuy ñëw. ñetti weer moo des ci yooyu les élections des élections législatives ya ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atub 2022 waa PDS ñoo ngay tàmbale liggéey wax ngir am ca ndam Pape Soppi ba nag di maître Abdoulaye Wade daal dinay installé directoire nationalu campagne bi du lenn nag lu dul ab task force bu Mamadou Lamine Thiam bu ñu fal directeuru campagne ba dal di jiite Rokhaya Diouf ak Abdoulaye Racine Kane yu ñu def adjoint yu directeuru campagne ñoo koy dal di assister ñu toll ci juróom commission yi bokk na ci commission d'investiture bu directeur de campagne bi di rek Mamadou Lamine Thiam jiite commission bu yor processus électoral bi docteur Cheikh Dieng jiite ko commission bu yor communication bi Mayoro Faye jiite ko commission bu yor gestion des conflits Doudou Wade jiite ko commission bu yor alliance électorale yi Mayoro Faye jiite ko PDS nag bu yor groupe parlementaire yaakaar na ni daal dina gën a yaatal ña leen toogal ci assemblée nationale ngoonu ba fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atub 2022
meeru Yoff di Seydina Issa Laye Samb mi ngi woon démb ci alxames gi ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril atum 2022 ca palais de la république bu ñu sukkandikoo nag ci sikku yor kàddoom di Ngagne Ndoye Seydina Issa Laye Samb nekkul ne njiitu réew mi Macky Sall moo ko fa dalal Mor Ngom ak Mahmoud Saleh ñoo ko fa dalal Ngagne Ndoye daal dinay weddi nag ci noonee rumeur gi daw ne daal Macky Sall dalal na meeru Yoff bi laata muy leeral ni Seydina Issa Laye Samb képp sax nekk fa woon mi ngi fa woon nag ab délégation askanu jàmmalaay ngir xool solution ci bradage littoral bi ndax lu gën a tax askan bi voté la maire bi mooy daal préservation littoral bi ci fàttali depuis élection locale yi lu tolloog juróom-ñetti maire ku jégi fekki nañu mouvance présidentielle bi bu yàggul dara sax ca ba muy janook ay partisan wam njiitu réew mi Macky Sall xamle woon na ni ñeneen dinañu ko fekki si waat ba tey ngeen di taataan xibaaru bés bi fii ci Seneweb ba njiitu réew mi Macky Sall ak soxnaam Marième Faye ñoo ngi rek ca diwaanu Makka jamono jilee may wax ak yéen couple présidentiel bi nag dañu dem umra ji bu ñu sukkandikoo ci les échos bu biiral bi le xibaar Macky Sall ak Marième Faye nag dinañu def ñetti fan foofee ca Arabie Saoudite ba tax na altine buy ñëw la ñu war a ñibbi si file ci Sénégal ñoom ñooñee dinañu fa dajeek ay dizaine sénégalais yu nekk tamit jamono ji ca Makka ngir umra ji. taskatu xibaar bi lee di Pape Djibril Fall day janook taskatu xabaar yi tey ci àjjuma ji bu 15h jotee les échos moo biral xibaar bi waaye nag précisé wul bërëb bu chroniqueur TFM bi fas yéene dajeek ñi lee di taskatu xabaar yi journal bi précisé wul tamit lu waral janook Pape Djibril Fall beek ñi nga xamante ne ni ñoo di rek taskatu xabaar yi waaye nag digg nañu ne ca seen édition buy ñëw dinañu xamle ana lu waral sorti wu kile di Pape Djibril Fall. maire Ndakaaru di Barthélémy Dias xamle na bu yàggul dara ne fal na ci cabinet ma ex capitaine gendarmerie bi lee di Seydina Oumar Touré ak leader France dégage bi lee di Guy Marius Sagna Seydina Oumar Touré mi ngi ko def conseiller technique en charge de la sécurité urbaine Guy Marius Sagna mu def ko conseiller technique chargé des affaires sociales et de la réinsertion jafe-jafe bu ca am nag moo di bu ñu sukkandikoo ci las ñaari station yooyee loi bi reconnaître ko loi bi lu mu wax daal moo di cabinet wu maire ville wala commune chef lieu wu région directeur cabinet lay am inspection des services municipaux assistant wu maire chargé wu communication ak ay relations publiques bu ñu sukkandiku ba tey ci las ministre des collectivités territoriales di rek Oumar Gueye adressé woon na ab courrier fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février maire yi ngir daal wax leen ñuy respecté loi bi naka noonu li lee ñu fal Guy Marius Sagna ak capitaine Touré inspection du travail validé wu ko Barth mën na leen jox bureau nag di leen di fay waaye état du leen mësa fay. ana kan moo filmé ba noppi biral benn pàccu ba confrontation gi ci bureau doyen des juges ci diggante Adji Sarr rek Ndeye Khady Ndiaye laaj bu ñu samp la moom nag borom Sweet Beauté soupçonné wu si kenn ku dul kuy wut tuumal Ousmane Sonko mbirum viol ak menace de mort di Adji Sarr ak kile di activiste bi di Françoise Hélène Gaye ñoom ñaar ñooñee la jàpp ne ñoo jël yooyu les images tas ko ci réseaux sociaux yi naka noonu Ndeye Khady Ndiaye porté na leen plainte ca procureur de la République ay avocat yu Ndeye Khady Ndiaye it nee nañu taxaw nañu ngir leeral bile mbir les échos xam ne na ni doyen des juges bi mer ba futtu la dal di def si lu mu gis audience am gilee ci place publique bi ca bureau nag magistrat ba suba confrontation bi si diggante Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye greffier bi moo fa nekkoon représentant bu parquet ay avocat yu ñaari parti yi ak sec si benn moment bi borom kër patron Sweet Beauté gi di Ndeye Khady Ndiaye. àllarba ñaar fukki fan ci weeru avril Halima Gadji alias Mariam Dial ci série bi di maîtresse d'un homme marié mu nekk jamono ji ca diwaanu Côte d'Ivoire daa mel ni feebaru boppam bi daf ko dal di daane ci ab live bu mu doon def ci page Instagram am ci lu mot ñaar fukki simili actrice baa ngay expliqué ne mënatul a nelaw donte jël na ay somnifère Halima Gadji jot na fa xamle sax ni dañu ko violé woon ba tudd ay tur dëgg la am déet lañu ca xam daal moo di nekkul woon ci état bu normal ba muy yëkki kàddu yooyu way la newutoon plek comme ni ñu koy tàmm di waxee gannaaw loolee nag moomee di Halima Gadji jéemoon na sax xaru si rek kàddu ya nga xamante ne daal dina koy yëkkati mu xamle ko ca moomee xamle woon na tamit ne xaajaloo woon na ak rek groupe Anzul multimédia consulting di ab boîte de production bi nga xamante ne ni ñoom la lëkkaloo woon. mariage international sénégalais bi lee di Pape Abdou Cissé ak Marie-Louise Diaw mi ngay wéy di def buzz ci réseaux sociaux yi
gi presse people bi jëkkatiwaat na passé wu ex mannequin bu xam ñaari footballeur professionnel laata jeune pikinois bi di défenseur Olympiakos xuloowam bi sax bi nga xamante ne ni moo mujj ci digganteem ak xaritam bi lee di Racky Aïdara ndax footballeur sénégalais bi di Babacar Gueye sulliwaat nañu ko li lu mel nag yëngal na ménage Babacar Mbaye Gueye ancien footballeur FC Metz bi nga xamante ne ni yoonam nekku ca ñu jaawale ko ak Babacar Gueye Babacar Mbaye Gueye weddi na rek ne sekkul dara ak Marie-Louise Diaw naka noonu la wootee Seneweb di leeral ne moom Babacar Mbaye Gueye la tudd juddu at 1986 te moom képp mooy Babacar Gueye bu jaar FC Metz keneen ki mi ngi juddu at 1994 joué Troyes après rek ca Allemagne mësula xam sélection nationale kookee moo takkoon Racky Aïdara du moom naka noonu la ne nag ba mu xëyee jot na lu tolloo ko juróom fukki appel ci rek mbir ba nga xamante ne ni yoonam nekku ca ba loolu weesoo la yokku ci ay kàddoom ne xamul Marie-Louise Diaw mësu ko tegit bët. noonu laa yoo xuusee ci xibaaru tàggat yaram bu ma koy ndar keppe supporters sénégalais yu bëgg a teewee match suñu gaynde yi ci coupe du monde Qatar 2022 bi mën nañoo am seeni ay billets FIFA daal dinay ubbi plateforme am ngir daal lu ñeel réservation billet match yi bu ñu sukkandikoo ci ab communiqué wu fédération sénégalaise de football ñaareelu fenêtre boobee nag dinañu ko tëj ñaar fukki fan ak juróom-ñetti ci weeru avril atum 2022 naka noonee supporteru suñu gaynde yi mën nañoo def seen réservation ci site bi mu ngoog jaajëfal naa leen bu baax a baax yéen ñu doon teewlu waxtu wi temb di leen dig daje ba beneen ak yeneen i xibaar.